fi ñuy tàmbalee rek ñu ngi ci màggal Touba gannaaw suba mardi incha allahu rabbi lañ ko war a célébrer ni ñu ko daan célébrer mu tombeek 18 safar ren mu tombeek période bu particulière muy pandémie Covid 19 mu jaaxal àdduna bi yëpp waaye Serigne Mouhamadou Mountakha xalif général des Mourides ne nañ ko def ni ko Serigne Bamba digle woon ak ay mesures yuy accompagner nan nga gisee déjà célébration bi nga xamante ne Serigne Mountakha wax na ko ci période bi. mat sëkk ba ëpp taalibe boo ko laajee ni Serigne Mountakha def lu mu cay teg mat rek ba ëpp Serigne Mountakha def na li mu war a def yëfu Serigne Touba muy collaborer ak ñi seen xam-xam màcc ci loolu digle ay gestes barrières joxe 5 millions masques joxe ñu ko takkalu digle nit taalibe war a def la ci des nag ak cant la boo xam ne taalibe yi ñoo ko amee Serigne Touba dinañ ko def tey def nañ ko ndax ginnaaw suba te gis nga ni mu mel tey kon yaakaar naa ne ku doon wax ne màggal du am na nga gàcc kon wax ne aussi màggal bu amee dëkk bi tas am nga gàcc ku doon wax ne màggal mënul am ci période bi am nga gàcc ku doon wax ne màggal dëppwul ak Covid am nga gàcc kon ñu ngi sant Sëñ Mountakha di ko ñaanal moom yàgg fi déwén. toujours Touba dañu gis ci benn affaire boo xam ne tàmmuñu ko gis ci communauté mouride muy benn jigéen bu muy soxna Aïda Diallo mën naa ko citer buy bëgg a nekk xalif wala buy bëgg a jiite benn communauté boo xam ne ci xalif général des mourides la dépendre ñu gis ko ñu bañal ko Touba ba tey sax gis nañ ni fële ca Mbour préfet bi bañal na ko nan nga gisee féeteerlu boobu noonu ñu nemmeeku ci soxna Aïda Diallo. ok dama jaaxal sax mosuma xam seytaane bu ñemee Sëñ Touba noonu mais daal damay rappel rek tuuti wax naa ko léegi ak ñi presse fi nekkoon Serigne Touba mag la te mag mu sonn la te caaxaanduwut daan wax sama maam sëñ Massamba toujours ak El Hadj Mouhamadou Fadel ak sëñ Moustapha suñ borom day caaxaanduwut te lim yooyu dir su caaxaan ba jot ci kon kuy caaxaan daal nga moytu Serigne Touba man daal ma gisee lu mel nii am ko fi doon def ku tudd Omar Sy doomi Serigne Touba ji fi nekkoon muy Serigne Abdoul Ahad daf ko woo ba mu ñëw mu ne ko Omar Sy mu ne ko Mbàkke mu ne ko génnal dëkkub Serigne Touba bi. kon nag su fi kii bëgg fi nekk jigéen ju nekkub cheikh te loolu mës a am ci àdduna ba yàlla yónnee yonent sallallahu alayhi wasallam ak léegi bañ na ko baatu cheikh ci arab mooy rajulun diini day nekk fil islam day nekk rajul day nekk góoru diine ba noppi nekk ci l'islam même boo dee góoru diine ci yeneen diine yi duñ la wooyee cheikh mais soo dee góor nekk nitu diine ba noppi nekk ci l'islam ngay tudd cheikh te it amul baatu jigéen boobu du baat bu ñuy tanis du baat bu ñuy indi ci féminin yow nga ñëw loolu mësul am yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne taatu nisaa na daama rejeté ne jigéen duñ ko topp ci diine Sëñ Tuubaa nekkoon strictement ci yonent bi rek te génn ko ba ne man diini ala shariati mutahhara wala xaqati munawwara man dani ani xadimal Mustafa fa inni axdimuhu kama Mustafa man yonent bi ni mu ko bëgg képp laa koy defee yonent bi bëgg ne jigéen du jiite yow nga bëgg a nekk jigéen bëgg a jiite ba noo bëgg na ci kër Sëñ Tuubaa discours bañ ko war a tenir des na waxaguñu ko dëgg wax ji leeragut. kon bu ma déggee danga jàpp ni ñi jege ñaale ñi war a jël yenn décision yi defaguñ ko. déedéet defuñu ko suñ ko defoon affaire bi leeroon na boobu bàyyil Sëñ Tuubaa point amul yeneen wax Sëñ Tuubaa ñaareel la da ngay doon ab julit bokk ci moom ak foo mën a ne nekkoo ab julit jotutoo ak yow dara ak koo mën a ne ak ku la mën a jur loolu wax na ko fu ne bind na ko fu ne ba tax mu ne man aw ma doom aw ma rakk kay loolu la ci jublu mooy sequma kenn dara mbirum yàlla laa yor mbirum yàlla yonte bi nga xam ne mooy sëriñu Sëñ Tuubaa ba tax Sëñ Tuubaa coonaam bépp di yonante bi lépp ci coonante bi coonaam boobu yonte boobu mu taxoon mu koy def yonte bi définir na la situation atte na ko ne jigéen bokkul
pas bokkul ci diine ji mais du fi doon ku ñuy topp taatu Nissa Nadama Aïda Diallo incarné le contraire te bëgg ko def que sëñ Touba waxaguñu Aïda Diallo dëgg mooy génnal dëkku sëñ Touba bi bàyyil sëñ Touba de manière générale tout court wala nga mel ni sëñ Touba bëgg mais du ma mel ni nga bëgg te di la tuddoo kooku tooñ mënu ko passé te nag man daal bu ma soyoon koy tooñ nga tooñi keneen te bàyyi kee daal tooñul kenn waaw tooñul kenn te sonn na trop sonn na lool jigéen jóge fii daal mel na seytaane gën a bëgg ba noppi di ko tuddoo ba noppi bëgg ko imposé man daal dëgg tiit naa te kontaanu ma nag ndax fu ñuy fooyee sëñ Touba fu ne sëñ Modou Bousso du fa bëgg man sëñ Touba xoolal du ma ko kafe du ma ko ree te du ma ci kaf te ku ci kafit nag doo gis samay bañ waaw te it daal na ko bàyyi su bëggee jàmm lii rek la. beneen bi xam naa ci foofu la ñuy daanelee mooy élection locale yi xam naa ni fii Touba du am élection xalif bi mooy tànn doo ci am benn ambition mais dafa mel ni dañ ko war a renvoyer waat am na benn waxtaan bi ñu am ba li ciy génn daal mooy dinañ ko renvoyer waat encore une fois nan nga gisee loolu renvoi chaque fois c'est depuis 84 élection locale mosuñu ko tenir si date normale comme si daal gars yi kii woñ ko daal fulaaluñ ko. waaw parce que am na fula lool am na fayda mais bi yoon nag dama defe ne y a un duel entre le pouvoir et l'opposition daal paraît-il daal c'est ça que ma gis daal noonu la demee parce que man mosuma ànd ci benn rapport man je suis pour qu'on respecte strictement le calendrier républicain man voté laa xam ci ay date ni ko constitution bi prévenir mais nag tout deal daal bu war a seq entre pouvoir et opposition pour ñu dàq élection locale yi wala benn élection bu mu mën a doon d'accorduma ci voilà donc bokkuma ci waxtaan boobu xaw ma nu mu demee mais su ma sañoon ñu tenir ko à l'heure point. bañ a ko mais proposé nga def benn proposition bi nga def noonu buñ ko naree jël en compte mooy def Touba mu nekk région est-ce que du participer ci raison yu mun a repousser élection locale yooyu tamit. oui ou non oui et non à la fois tout dépend. mi ngi dépendre rek du président ngi nii jël dem Kër Massar def ko département est-ce que mesure boobu day impacter par rapport aux élections non je pense que non mën na ko nekk ba pare ñu def élection bi c'est élection mois président mën na ko def mu effectif dans 7 mois après juste élection ça n'a rien à voir c'est faisable. waaw voilà la question kii carte yee leeragul seen bët xam ñoom voilà. xalaatuñ ñi réew mi ak nit ñi mais seen jeu yi bopp la ñuy def ak seen i calcul xëy na calcul yee jeexagul. mais yow yaa ngi ci opposition bi gisuñu la nga jege kenn ci opposition bi lu ko waral. ñoom ñëpp a yam ni ñu koy defee laa àndut jànkati tubaab yi may tudd jànkati tubaab ils sont tous de même école lii Sonko koy wax tey Macky Sall ci yorin bu bon ak dinañ la seet dinañ la topp. la Macky Sall doon wax waa kat Ablaye Wade ba indi kër yi dañ ko mujj jëfandikoo ci ay fins politiques la Ablaye Wade waxoon Abdou Diouf ba jour bi Diouf daanoo mu tëj aéroport bi ne kenn du fa jaar jàll fan la mujj ay deal politique loolu la Abdou Diouf indi woon 81 juste après Senghor ba indi kër yi parce que kër yi Abdou Diouf ko njëkk a indi pour lan pour intimider ak gàllankoor yenn responsable politique ngir moom mën a am jàmm kon je pense que ñoom ñëpp a yam presque jox yëf yi nitu diine. waaw man waaw parce que ni ñu leen présenté nitu diine yi moo baaxul. noo ngi ci waaye nag ci mentalité yi daal gisaguñu comme ne war nañ ko def comme ni mu aw ci yeneen réew yi mais liggéey bu rëy la laaj rek ak courage parce que xam nga li ñu ci ragal soo bindee tey. Modou Bousso Dieng nee na ñu kenn bind saaga ko ñu ne léegi sëñ Modou Bousso Dieng lañ saaga man de kon du ma ci dugg xam nga man faalu ma ko ma saaga ku ma man ñoo yama ci man donc ku amul courage nag braver loolu ba àgg dépassé ko doo ma sa nekk dara malheureusement religieux yi seen kersa ak seen bëgg jàmm tax na bu ñu leen saagaa rek ñu rus dañuy bañum rus daal man nag li ci des garaawul man saaga yi baal naa leen ko amul problème su ci amoon ñu mel ne man xëy na dinañ rapidement dinañ. ak njub d'abord njub li manqué ñii jàng nañu am nañ xel gudd nañ xel def nañ lépp dañoo jubut
kenn ku ci nekk sa waxi démb ak sa waxi tey doo mënul doon benn ak sa jëfi tey du doon benn wax naa la Abdou Diouf waxoon wax la Macky Sall waxoon wax la Abdoulaye Wade waxoon fan lay mujj toujours keneen koy waxee ëllëg mën naa mujj foofu donc dañoo jubut la Youssouf waxoon inni hafidun alim man dama jub ba noppi am xam-xam ñii dañu am xam-xam te jubuñu. Mais actuellement tous les politiques sont échecs ce n'est pas seulement ici au Sénégal ou en Afrique hein, mais partout États-Unis kan lañ jox benn financier bu dëng parce que les politiques sont échecs sont échoués tous sans exception ah France kañ lañ jox benn petit avocat qui s'appelle Macron ak qui n'a presque jamais fait la politique. Partout dans le monde da ngay constater l'échec des politiques donc kon il faut forcément et impérativement retourner et référer aux religieux voilà. Actuel loolu yàlla dogal c'est incontournable.